ni dama bëggoon leeral ni Assemblée nationale du Sénégal 165 députés la am 165 députés yooyu dafa am nu ñu leen di fale juróom-ñeent fukk yi dañ leen di fal ci li ñuy wax scrutin majoritaire bi départemental pour l'intérieur du pays 15 yi ñu leen di fal ci toujours scrutin majoritaire mais dans la diaspora et les 60 ñu leen di fal ci li ñuy wax scrutin national proportionnel loolu nag pour yegg ci dafa am nu code électoral bi tëralee ni ñu leen di falee ak naka la ñuy séddalee député yi ci département yi bu dee 90 yi département bu ne war na am lu mu néew benn député waaye code bi dafa wax leneen code électoral bi dafa wax ni département boo xamante ni yegg nga ci sa population ñi fay yeewoo doon minimum téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk bu boobaa da ngay am ñaari député léegi kon bu ñu taxawandee foofu ñu taxaw foofu avant ñuy gën a continuer avant ñuy xuus day joxe ni ci 90 yi boo jëlee 46 yi ndax 46 département moo am Sénégal nga xool département yi nga xamante ni yegg nañ ci am ñaari député diggante 2017 ak 2022 ñett yokku nañ ci donc boo xoolee foofu tamit da ngay am fanweer ak juróom-benn kon am nañ ñeent fukki département ak juróom-benn am nañ fanweeri yoo xamante ni ñoo am Sénégal am fanweeri département ak juróom-benn yoo xamante ni am nañ ci limu ñi fa dëkk téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ñooñu donc am droit ñaari député muy fanweeri ak juróom-benn boo jëlee fanweer ak juróom-benn nga boole ko ak ñeent fukk ak juróom-benn daf lay jox juróom-ñett fukk ak ñaar léegi kon ci juróom-ñeent fukk yi nga xam ne moom la ñuy fal ci wàllu département yi juróom-ñett fukk yi ak ñaar déjà génn na mu des juróom-ñett léegi juróom-ñett yooyu dañ leen war a séddalewaat département yi mais ngir séddale leen département yi dafa am loi bi nu mu wax ni moom lañ leen war a séddalee loolu pour am ko dañuy dem ci li ñu naan quotient national quotient national da ngay xayma ANSD nga xamante ni benn agence la bu nekk ci ministère de l'économie ñoom ñooy wax ñaata nit ñooy yeewoo Sénégal bi ñu mujjee natt xool ñaata nit ñooy yeewoo Sénégal dafa nekk ci fukki million ak juróom-ñaar ak juróom-ñaari dama koy wax ci français moo gën a yomb parce que sinon je vais me perdre donc 17 millions 741 mille 761 loolu moo nekk ci population Sénégal aujourd'hui boo ko jëlee nga diviser ko par 90 juróom-ñeent fukk moom mooy lay jox quotient national boobu nag mooy tax nga mën a séddalee li des mais bu ñu defee calcul yooyu yëpp ba noppi dañuy gis ni bu ñu ko appliqué département bu mel ni Dakar département bu mel ni Pikine ak département bu mel ni Mbacké li mu député yi ñu amoon en 2017 dafay wàññeeku Dakar mi ngi woon ci juróom-ñaar bu ñu séddalee noonu lii nga xamante ni moo am ci député yi ñu war a séddee ci liste scrutin majoritaire bi Dakar juróom lay am Pikine day am ñeent Mbacké dafay am juróom mais loolu bu fekkee am na day mel ni département yooyu dañu wàññi li nga xamante ni moom la ñu waroon am mais li ko waral lu yomb la leeral naa ko léegi population bi yokku na li mu département yi war a am ñaari député yokku na ndax loi bi moo ko wax li mu département yi ñoom ci seen bopp yokku na léegi bu ñu boolee loolu yëpp il faut que nag ñu toog waxtaan ndaxte damay fàttali ni am na benn règle boo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp muy protocole CEDEAO dafa wax ni bu ñu jëmee ci ay élection bu dee li ci des matul 6 mois bala ngeen di jël benn décision na ngeen ci waxtaan loolu waral pôle yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal majorité moo fi mën a am opposition ak non aligné ñu bind leen wax leen ni ñu woo leen bind leen wax leen ni nañu ñëw ñu toog waxtaan ak ñoom waxtaan wi def na weer def na tamit ñeenti ndaje yu ñu def ñaari ndaje yu njëkk yi d'accord uñu woon ñaari ndaje yu njëkk yi amuñu woon d'accord mais ci ñetteelu ndaje bi ci la bunt tàmbalee feeñ bi ñu demee ba mu leer ci seen bopp ñëpp ñi nga xamante ni ñoo seq langue politique bi ni mënuñoo ñàkk bañ a yokk scrutin majoritaire bu 90 bi ndaxte lu ko mooy dina am ay département yoo xam ne amoon nañ lim boo xam ne day wàññeeku ñoom ñëpp ñu d'accord ci ñi bokk ñëpp ci langue politique bi d'accord ci biñ ci d'accordé nag ñu toftal ci loo xamante ni dénkaane la dal ni mën ngeen yokk waaye li ñuy leen di demander mooy boo leen yokkoo tamit koppar yi nga xamante ni
mooy xaalis bi fonctionnel assemblée nationale bu mu yokk donc yokk leen 7 députés mais recommandation bi mooy bu budget bi yokk alors loolu ñu tënk ko ñëpp d'accord si ñu ñëw commission donc des lois bi ñu ñëwee foofu waxtaan ci mu am benn large majorité boo xamante ni dégagé wu na ci kenn rek moo voté woon contre mais ñeneen ñëpp dañ ci d'accord amul kenn koo xam ni bañoon na ñëpp ci d'accord mais tey bi ñu ñëwee fii ci assemblée bi en plénière mu mel ni dafa am li ñu jàppoon ni déggoo la ci biir acteurs politiques yi dafa mel ni déggoo boobu dañ ci deltu ginnaaw tuuti ñenn ñi ñëw taxaw wax ni ñoom d'accorduñ ci parce que ñi nga xam ne ñoo leen fa teewaloon amuñu mandat teewal leen fa parce que dañu bëggoon mu doon par coalition ma fàttali leen ni du coalition yi la ñuy woo ci waxtaan bu ñuy woo ci waxtaan pôle yi la ñuy woo ndax coalition yi dafay jàll tey coalition bii mën nañoo ànd nga gis ay parti politique ànd bu ñu demee ba ci élection ñu tas wala bu élection jàllee ñu tas loolu sax am na seetlu boo xamante ni gis ngeen fan yi am na yenn coalition yi parti yi dañuy dugg ak a génn yenn coalition yi daanaka d'ailleurs bu kii bi jeexee rek élection yi jeexee rek dafay tas dootul amati donc mënuñu di woote waxtaan di ko sukkandi ci ay coalition te li nga xamante ni moo mës a am Sénégal mooy ci ay pôle lañ ko teg te pôle yooyu bi Sénégal amee ba léegi ñu tàmbali waxtaan ci cadre boobu ci lañ ko def am majorité am opposition ba ci 2007 am ñoo xamante ni dañu ñëw wax ni ñoom bokkuñu opposition bokkuñu majorité ñu tuddee leen ay non alignés yooyu nag ñoo indi pôle yi nekk ñett bi ñuy wootee waxtaan bi tamit ñoom ñett ñëpp la ñu woo te damay fàttali ni képp kuy parti politique bu ràññeeku wala képp koo xamante ni banqaasoo nga ci benn coalition bu ràññeeku amoon nañ fa représentant te loolu moom sikkuwul d'ailleurs boo leen xoolee même ci mujjeelu waxam honorable député Aïda Mbodj dafa mel ni loolu sax après dem na ba ci biir mu reconnaître ci waxam li ma comprendre mooy que dem na ba reconnaître ni ci biir waxtaan bi ñi ngi doon wax affaire intangibilité des droits acquis alors que si njëlbeen bi li mu njëkk a wax mooy ñoom kenn représenté wu leen bokkuñu ci mais ci biir dem nañ ba yaakaar naa ni comprendre nañ ni ñoom ñëpp la ñu représenté woon te seen waxtaan ci seen biir dem na ba may leen ñu xam ni ba ñuy dem yóbbaale woon nañ mandat alors mais loolu yëpp c'est pour dire que li gouvernement bi waroon def nañ ko li ñu waroon def mooy waxtaan ak ñii ñu seqal langue politique gi pour lu ñuy jël comme décision mu doon loo xam ni ñëpp dañ ci ànd bon malheureusement tey am na benn changement bu ci am ci li ñu joxe woon comme engagement depuis ministère de l'intérieur réitéré ko maanaam engagement boobu ñu baamuwaat ko ci dëggante commission bi mais biñ ñëwee fii tey ci plénière bi dañ ci dellu ginnaaw biñ ci delloo ginnaaw nag majorité bi dal di proposer benn amendement mais amendement bi ñu ngi ko jëlee ci 4 solutions yi ma fàttali woon sànq dal di ni nañu jël léegi ci liste nationale bi 7 yóbbu ko ci liste majoritaire bi muy 97 su ko defee département yi kenn du ni dañ ko gaañ département bi amoon 7 comme Dakar am 7 ba tey département bi amoon 5 comme Mbacké am 5 ba tey Pikine 6 la amoon mais benn bi dafay dem Kër Massar mu retrouver 5 am waaye département bu mel ni Médina Yoro Foulah wala département bu mel ni Bounkiling nga xamante ni ba ñuy voté loi bi ci 2017 di wax ni buñ fay ku yegg 170 000 di nga am ñaari député du ñu mën a wax ni tey dañ leen a gannaawal wala dañoo dem ba yeggee ci ñu leen di wax léegi toog leen ñu yëkkatiwaat baar bi ba mu gën a dépasser 170 000 loolu mooy li nga xamante ni moo tukkee woon tey ci waxtaan bi ñu amoon fii ci assemblée nationale ak vote bi nga xamante ni moo ci topp wasalaam. Merci beaucoup. Merci.